gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV dégg ngeen xayma bi nga xam ne ministère de la santé ak action sociale def na ko ci woppi coronavirus bi tey nag nekk ñaari weer ginnaaw bi jàngoro bi fësal ci Sénégal ak tey jii tolluwaay bi nag dégg ngeen ñi nga xam ne ñoo fi jot a jaar ñëpp ku ci nekk ci ñoom indi ci xayma waaye tamit wax tolluwaay jàngoro bi ci réew mi liñ ci mën a jàpp rek moom mooy xayma tey bi bàyyi ko ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye directrice santé publique mooy ni kon lu toll ci junni ak téeméer ak juróom-ñeent fukk test la ñu def. juróom-ñeent fukki ak benn ñoo amee wopp gi ñu mën leen xayma ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar maanaam 87 yoo xamante ne ni ay cas contact la ak ñeent yoo xam ni cas contact la cas communautaire la maanaam kon ñu daal di leen nemmeeku benn ca Touba benn ca Tëngéej benn ca Grand Médine ak benn ca Mbacké. waaye nag fukk ak ñaar wér nañ ci maanaam 12 yoo xamante ne ni wér nañu léegi bu nu sukkandikoo ci kaddu jëwrin gi waaye ñeent nag léegi kon ñoo nekk ci sauvetage maanaam ñeent yoo xamante ne ni ay cas grave la bu nu sukkandikoo ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye kon bilan bi ginnaaw jàngoro bi mu fusee ci Sénégal ak tey jii daanaka mat na junni ak téeméer ak fukk ak juróomi cas yoo xamante ne kon 2 mars ba tey jii 2 mai ñoo fës ci Sénégal fanweer ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñett 368 wér ci Peleng waaye tamit juróom-ñett yoo xamante ne ni danoo ñàkk seen bakkan am kenn koo xam ne dañ ko delloo ci dëkkam léegi nag kon ñuy àddoo lu toll nag ci juróom-ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar 737 ñoo nekk ci kër docteur yi ci lalu hôpital yi ngir rek ñi nga xam ne kon ñoom ñooy kër docteur daal di xool seen tolluwaay wér-gu-yaram ni ma leen ko junjee sànq sunu gan tey jii nekk kii di Damel Meissa Fall moom moo jiite parti bi di sunu naataange réew mi moo ko tax a jóg waaye tamit réew mi mën a jëm ci kanam loolu lépp kon dañ ci waxtaan ak moom bu ci àll àndee ci li nga xam ne moom mooy tolluwaay réew mi ak lépp loo xamante ni kon seen jubluwaay la ñu ngi lay gërëm bu baax a baax Damel Meissa Fall ñu bàyyi la nga nuyoog téléspectateur yu ITV laataa ñuy jàll ci waxtaan wi. ma leen di delloo gërëm di leen sant di nuyu mbokku téléspectateurs yi di nuyu Sénégal yëpp di leen masawu coono di leen ñaanal jàmm te di ñaanal ñi nga xam ne tey jii jàngoro feebar bi doomu feebar bi moo leen tëye ñu wér ci jàmm ak salaam. alors ñoo ko teewlu ndoo ensemble mooy jàngoro bi nga xamante ne ni am na fi tey yeneen cas yokkaat ci Sénégal ban jàngat ngay def tey ci li nga xam ne moom mooy tolluwaay jàngoro bi ci Sénégal. njàngat miñ ciy def mooy ni rek dañoo war a yokk suñu taxawaay ndaxte fi ñu toll nii. mën naa ni professeurs yi ni ñu ko waxee ak docteurs yi situation bi xaw naa doy waar ku ci nekk war nga jugaat gën a fagaru su ma nee gën a fagaru à titre individuel waaye tamit képp koo xam ni ci réew mi kilifa nga fi walla nga jàpp ni yow sa bopp kilifa nga sa taxawaay war nga ko seet bu baax a baax li waral kàddu yooyu mooy dañuy dégg ci réew mi ci fan yi ñu génn suñu ay mbokku fajkat docteur yuy am kàddu yoo xam ni méngoowul ak kàddu yi nga xam ni moom la comité national de gestion bi di yëkkati di ci liggéey depuis 2 mois avec le chef de l'État donc muy un travail cohérent boo xam ne ça fait 2 mois ñu ciy rendre compte donc suñu mbokk sénégalais yi donc bu docteur jógee ni sénégalais yi nañ def beneen stratégie yaakaar naa ne rawatina su dee yow xam nga fan lañ mën a jaar pour jot comité national de gestion bi xam nga fan la ñu war a mën a jaar pour jot le ministre de la santé donc jàpp naa ni bu dee da nga am ay propositions ay suggestions wax nañ ko mën a jaarale ci autorité yooyu mais pas teg un débat public qui vient contredire en fait la stratégie qui est mise en place par l'État bu dee da ngay contredire donc da ngay wax tout bonnement que le Sénégal est sur la mauvaise voie
et vous serez comptable de la stratégie que vous avez mise en place comme ça mu leer nañ xam nga xalaat d'accord nañ ni xalaat la mais suñu naataange réew nous ne sommes pas des médecins en tout cas moi je ne suis pas un médecin et dès le 15 mars j'ai écrit et les gens peuvent le lire que nous risquons l'hécatombe. Ça c'est au regard de ce que nous avions vu en Occident aussi par rapport ak ni suñu réew tëddee te duma médecin donc bu dee médecin nga toog pendant 2 mois réew mi kenn déggu la kenn gisu la bindoo sensibiliser woo en tout cas ci li ñu xam toog ba ci yàgg ñëw bëgg a teg leneen donc ñun ku mu jaaxalul daf ñuy jaaxal lool parce que li ci desoon rek mooy ni sénégalais yi tekki leen masque yi li ci desoon mooy ni sénégalais yi mesures barrières yi bu leen ko respecter parce que virus bi dafa war a circuler et la contradiction mooy virus bi dafa war a circuler mais en même temps ñu ni sénégalais yi il faut se prémunir donc ana cohérence bi foofu si wax ji bu dee virus bi daa war a circuler kon on doit plus se prémunir loolu lañ dégg fii donc il faudrait véritablement que képp ku fi yëkkati ay kàddu fii si réew mi nga yëkkati ay kàddu yoo xam ni vraiment dafay jàppale sénégalais yi tey jii si le virus circule nit ñi contaminé les structures sanitaires sont dépassées les gens sont pris en charge certains chez eux d'autres ne seront pas pris en charge parce que ay médecins yu leen mën a jël en charge nekkuñ ci gox yu ñu dëkk et puis maladie boo xam ne nee nañ ñu une immunisation collective boobu tey jii ci Covid-19 bi kenn xamul ñaata personne ci population bi la war a laal pour que ñu am cette immunisation là collective donc du tey jii virus boo xam ne si xam nañ ko ba war cee ma nekk du loterie. d'accord mais est-ce que bu fekkee gis nga évolution bi am ci bitim réew ak bi am ci réew mi taxul mu yëkkati xalaatam boobu. mën nañoo jàpp ni évolution yi bokkuñu mais pour autant waruñu mën a ñëw di yëkkati ay hypothèse te teguñ ko ci dara tey jii mooy li may wax le chiffre bi nga xam ni le nombre d'habitants bi war a mën a tax ni yegg nañ tey ñun ci immunisation collective ce nombre d'habitants là tey jii ci Covid-19 bi kenn xamu ko te buñ fi nekkee def ay hypothèse ak ay extrapolation si le virus circule atteindre peut-être 1 à 3% de la population suñu amee benn taux de létalité sur même de 1% sur 16 millions de Sénégalais mais kenn xalaatu ko ci àddina. D'accord kenn xalaatu ko ci àddina et bu ñu nee le virus ne circulait mooy ni la jeunesse sénégalaise bi nga xam tey jii ci ñoom la ñu war a compter près de 42% de la population a moins de 15 ans donc nous avons une population qui est très jeune mais cette jeunesse là tey jii nga xam ne demain ñoom ñoo war a téye économie réew mi. Mais cette jeunesse-là, si on l'expose sans savoir véritablement quelle sera sa capacité à résister à ces virus-là, mais on expose le pays tout entier. Affaire du ay loterie. Et les pays qui l'ont essayé, mën nañ ñu wax ni que ce soit les États-Unis, que ce soit l'Angleterre, amuñu les mêmes types de population ndax seen population ñoo gën a màggat suñu yos. Je suis parfaitement d'accord. Mais en tout cas, biñ ci duggee dañ cee génnaat. Donc je pense qu'il faudrait que chacun fasse très attention et puis ait des propos un peu plus, je pense, cohérents et responsables. D'accord mu nekk sunu gan Damel Meissa Fall maa ngi ci plateau bi ak DJ Bouba tamit xam ngeen ko min ko lool ci émission bi di Yes Weekend Bouba maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal jàmm ci plateau bi. maa ngi lay fay Baba di nuyu sunu invité Damel Meissa Fall di ko dalal jàmm ci plateau bi. moom itam yaakaar naa ni bokk na mooy suñu invité grand format tey c'est vrai que bi feebar bi duggee ci réew mi ba léegi wax nga ko def nga benn communication wax nga ci am na ñoo xam ne peut-être liiruñu ko mën nga ci ñëwaat ci tënk rek ci axe yi gën a mag ci lettre boobu nga wax. bi ñu commencé léegi au moins def nañu 5 ou 6 publications. D'accord 5 ou 6 publications formulé nañ tamit 10 propositions. jébbal ko chef de l'État donc ak naturellement jàppale askan wi ci wàllu produit ak wàllu dund donc suñu communication la première mooy interpellation bi mooy biñ titré woon nous risquons l'hécatombe
expérience bi ñu am bitim réew feebar bi fekk ñu fa. moo tax ak aussi suñu nu ñuy dundee. yeneen yi ñu ngi concerné par exemple implication bi nga xam ne moom la les leaders communautaires war a am parce que gis nañ ni sur le terrain malgré li chef de l'État woote malgré li médias yi wax les jeunes étaient toujours dans les rues. les mesures barrières kenn respecté wu ko donc ñu doon ñaaxaat encore population bi xam nañ ni préfet gouverneur yi def nañ ci mais ñu doon gën a ñaaxaat am na ci communication boo xam ni mu ngi concerné en fait l'aide alimentaire d'urgence parce que pour ñun aide alimentaire bi mu ñëwee am na ñoo xam ne kenn déggatu leen woon sax ci débat bi tout à coup ñu daal di génnaat ku nekk di wax et pour nous il était important de rappeler que aide alimentaire bi dafa war a def sénégalais yi ñu wane ni ay jullit lañu ñu wane ni ay nit ñu am gëm-gëm lañu ñoo xam lan la ñu gëm mais nit ñu am religiosité lañu aussi nit ñu am générosité mooy lan ci nga xam ni yëf yi yittewoo nga ko mais nga bàyyi ko ak ki ko yelloo ndaxte ñi ko yittewoo bari nañu mais yaakaar naa ni ñi ko yelloo ñoom ñoo ko moom aussi ñi ko yelloo taxawaayu fayda parce que Sénégal koo waxal dina wax fëgg dënnam ni man góor laa te góor dignité du lenn lu dul respecter sa bopp respecter doomu aadama bi donc ci biir respecter sa bopp boobu li nga moom da nga war a taxaw ba ki la ko yoral jox la ko par tous les moyens nag ndax yaa ko moom yaa ko yelloo ma ciy profité en même temps ci wàllu communication bi parce que souvent on a reproché aux politiciens sur des plateaux am na foo xam sax def na fa buzz lu ñuy instrumentaliser la chose wala les dons et autres may fàttali ñiy wax wàllu instrumentalisation boobu askan wi ñëpp xam nañ ni ñoom ñoo ko moom li ñu leen di jox ñoom ñoo ko moom mais nag gouvernement mën na ñàkk def li ko war kon boo amee gouvernement mu def li ko war kon loolu dañ leen si encourager dañ ci remercier mais suñu taxawee ni politiciens yi dañuy instrumentaliser man damay fàttali ni man politicien la fa ma dëkk Thiès fi ma jógee ci diaspora bi wala fi may dem Kajoor foo mën a yëkkatee ay kàddu ci àddina bi propos bi ñu lay njëkk a delloo mooy lan la fi def li nga fi def soo ko defee te population bi jotu ci suba ñi ngay dagan seen baat nan la ñuy xamee lan nga fi def ñun balaa ñuy nekk politicien dañ doon jàppale suñu askan muy ay collège di ay lycée am ci ay diplôme de reconnaissance am ci ay lettres de remerciement ça date de 2008-2009 la population ne savait pas donc nekk fi ay président d'honneur de la Croix-Rouge ak yeneen politiciens thiessois de l'année en 2012 mais tey jii les journalistes qui ont eu ce buzz là ñooñu xamuñ lan la Damel Moussa Fall def parce que justement ça n'a pas été médiatisé à un certain point te population bi foofu la toll population bi tey boo ñëwee di bëgg dara dañ naan lan la fi def donc nañ fan la toj justement et nous on aurait bien aimé que système bi changé ba dootuñ ñu nattati ci lan lañ def mais lan mooy suñu yéene ci réew mi ban xam-xam la ñu am ak ban yoon lañ nar a teg réew mi ndaxte su boobaa jeu bi du nekk jeu wu boroom xaalis dafay nekk jeu wu nit ñoo xam ni xam-xam la ñuy demee xam-xam la ñuy wax ak ay nit yu intègre comme on dit oui boobaa dama bëggoon tamit parce que xam nga sànq yaa ngi koy wax ci dëkkin gi est-ce que ni nga xam ne noonu ñuy dundee ñun sénégalais yi parce que nag am loo xamante ne nii si ñun la bokk tey mag boobaa bu ñuy saafonte dëkk mel ñu war a mel jàngoro bi est-ce que nu ñuy dundee wala nu ñuy dëkkee de façon générale lu favoriser propagation bi maanaam ngir mu gën a yaatu mu gën a tasaaroo ci askan wi ak tabaxin gi justement kooku ci suñu première communication bi justement waxoon nañ ko ci ni suñu saafonte suñu nekkin suñu dëkkin donc yooyu yëpp daf koy daal di yombal moo tax tey jii buñ nee nañu bàyyi virus bi mu circuler donc dafay xaw doy waar daal ndaxte amaana kër gu mu dugg
doomu aadama yam fay fekk takku na takku boo xam ni soo deful nag mën na gaañ donc moo tax daal il faut li ñuy wax ñu seetaat ko bu baax donc dëkkuwaay yi dañ cee war a profité ci crise bi dañuy ñaan yàlla li nga xam ne tey jii moom lañ ciy ragal mu bañ a am loolu lay ñaan yàlla mu bañ a am mais quand même am na bu amul te moom la ñuy ñaan tamit kenn mënul weddi ni am na lu mu yëngal ci réew mi am na tiitaange gu mu dugal ci réew mi mais kon bu ñu génnee ci lii ci jàmm ak salaam kon ñun war nañoo taxaw ba nga xam ni ñu dëkkee ni ñu nekkee mais mu doon leneen ministre de l'urbanisme monsieur Fofana tey jii mi ngi def benn liggéey ci Dakar am nañu ay plan pour les régions liggéey boobu tey jii coronavirus bi moo ko xaw a bloqué mais lu am solo la loo xam ni war nañ koo def ci réew mi du ma ni li fi bees ñu defar ko ba nga xam ni mu nekk lu baax mais li nga xam ne aussi mën naa ni état daf ko perdre population bi daf ko perdre il faut ñu dem récupérer ji ko tey jii ban ville nga fi gis piétons yi am seen ay trottoir amul piétons yi moom trottoir yi gisoo fi trottoir man su ma gisee exemple Dakar ñu def ko exemple bu mag a mag bu rëy daf may jaaxal parce que bu dee da nga jël ambulants yi jëlee leen ci trottoir yi ba pare jël trottoir yi jox ko oto yi ñu gaare fa ba léegi piéton bi moom trottoir bi ba léegi jotul ci trottoir am alors que piéton bi mooy prioritaire ba léegi mu ngi zigzagué donc pour man échec la. D'accord. Échec et ça il faut que bu ñu génnee ci lii vraiment ñu war a toog xalaataat suñu ville yi nan lañ koy tabaxee nan lañ koy defaree suñu dëkkuwaay parce que nag ñun sénégalais war nañoo mën a bañ quand même que Médina bi nga xam ni au temps colonial lañ ko dagg wala quartier yi nga xam ni au temps colonial lañ leen dagg quartier yooyu vraiment gën a urbaniser que yi nga xam ne tey jii suñ ay urbanistes ñoom ñoo ko dagg pour nga dem tey ci quartier bu bees fekk fa mbedd mu jub rectiligne fekk fa un plan en damier bu normal alors que au départ c'est des lotissements yoo xam ni c'est sur des espaces vides donc normalement dara waru faa mën a dëng te pourtant dafay dëng donc il faut vraiment ñu taxaw ci am loo xam ne si dañ koy bañal suñu bopp. Également président souligné na ko en conseil des ministres mooy wàllu reprise des cours yi nga xam ni wax nañ ko progressivement le 2 juin pour ñi nekk en classe d'examen yow exactement ban gis-gis nga ci am est-ce que reprise bi dafa war a partielle ni ñu ko war a defee nii les classes d'examen et puis petit à petit également bu ñu ko defee tamit xam classe su Sénégal yu ci bëri xam taxawaay yi ci biir classe yi souvent c'est 2 des fois 3 par classe selon les zones am na des zones beaucoup plus reculées yi nga xam ne xale yi dañuy tàncaloo ko ci biir classe yi donc aujourd'hui reprise bi am na parents d'élèves yoo xam ne dañu stressé rien que bu ñu déggee delluwaat école. Effectivement du kaawu Sénégal kese fi ñu toll nii mu ub bopp yi yaakaar naa ni pays yi ñu wër aussi pays occidentaux yi reprise bi yombul fenn italiens yi nee nañu du ñu dellu école allemands yi dellu nañu école français yi nee nañu ay je pense 1er juin pour ay maternelle yu demee noonu donc vraiment du jeu bu simple et am naa yaakaar ni suñu éducation nationale bi dinañu mën a d'ici la reprise xool évolution maladie bi aussi déglu le corps médical am les ajustements justes mais je ne pense pas que dinañu teg loo xam ni ça va remettre en cause justement la politique qui est mise en place et les mesures qui sont déjà prises mais aussi def loo xam ne si ça va mettre en jeu la santé de nos enfants ça je ne le crois pas et je vais en profiter pour interpeller nos parents du privé parce que le privé en même temps donc qu'il sollicite l'État pour être soutenu le privé devrait aussi assumer une certaine partie de ses responsabilités parce que bu ñu fi jëlee yenn structures yi comment dirais-je
ce que payent les parents est assez élevé voire très élevé et donc du waajur bu nekk moo fa yóbbu doomam waajur yi fa nekk yóbbu fa seen doom ñoom ñëpp ils sont connectés ñoom ñëpp ils ont des smartphones et pourtant depuis que école yi tëj structure yooyu nga xam ni dañu toll ci yenn niveau de rémunération yi en tout cas niveau de scolarité yi nga xam moom la xale yi di fay mais du kenn koo xam ni man xam naa ko ci ku proposer quoi que ce soit justement comme enseignement à distance dara alors ci sama téléphone. waruñu laaj dimbal kon ci sa xalaat. Pour moi ce n'est pas légitime parce que le service aurait pu être poursuivi parce que parents élèves yi ñu am seen ay parents dañu connecté donc normalement ces parents-là peut-être pas tous les jours mais tous les 2 jours tous les 3 jours on doit pouvoir leur adresser quelque chose pour leurs enfants maa ngi fii Sénégal mais yàlla dafa def ni samay doom Paris lañ nekk mais tous les jours je reçois un mail de la maîtresse de mon petit garçon tous les jours je reçois un mail pour justement une chanson du coloriage de quelque chose à faire planter quelque chose dans la cour ainsi de suite donc quand on exige ou en tout cas quand on développe une certaine image par rapport ak service bi ñuy joxe donc service boobu dafa war a tolloo ak image école bi dafa war a tolloo ak li nga xam ne moom aussi moom la waajur yi di fay. c'est vrai que gis naa nag quand même à la décharge am na ay écoles privées yu koy def ici bien. à Dakar quelques écoles. Très bien. c'est vrai que nag c'est des écoles comme ni nga ko waxee yoo xam ne cher na trop classes yi sax booy xool dépassé wul 25 donc ils sont regroupés en communauté sur le net di def suivre seen cours mais comme ni nga ko waxee itam du ñëpp ñoo am moyens yooyu je pense que école yooyu à Dakar bëriwul mais ñoom ñi ngi jéem di regrouper wu sur le net di def ay di poursuivre les cours. non mais su dee dama def observation bi. c'est parce que ñu ci bëree aussi dama xam école yoo xam ni. bien sûr la maternelle on paye 50 000. Ouais. pour une gamine de 2 ans ou 3 ans. te amul alternative. Te amul alternative. Alors que les parents sont connectés. D'accord. Donc il faudrait justement leur offrir cette opportunité-là. Ministre bu muy démarré dafa ne l'épidémie n'affaiblit pas ça ne faiblit pas wàññeekuwul delul ginnaaw alors bu ñu bëggee jël mesures yi fii ak 1 mois parce que de juin fii ak 1 mois la est-ce que maanaam xalaat bi war wala jot nañu pencoo waxtaan ba mu leer na ni kat 2 juin vraiment war nañu commencer de façon progressive li nga xam ne moom mooy njàng meek njàngal mi ci Sénégal. xam nga fi léegi le 2 juin li fi xaj bari na dañuy ñaan yàlla mu def fi jàmm ba nga xam ne xale yi mën a jàngi mais yaakaaruma benn yoon ni su dee maladie bi ni muy demee nii noonu la continuer yaakaaruma ni en tout cas ministre bi dina exposer ay xale réew mi ndaxte bu ñu demee ba tere transport interurbain bi c'est parce que dañu bëgg a préserver population bi donc yaakaaruma ni benn instant ñëpp xam na ni marché yi quand même suñu mbokk yi ci lañ nekk di daan seen doole. bu baax donc bu ñu demee bay tëj marché yi c'est parce que vraiment bëgg nañu protéger population bi quelquefois contre elle-même en fait on veut la protéger donc d'ici le 2 juin dañuy ñaan jàmm am ci réew mi kaay wàññeeku de sorte à ce que école yi mën a ubbi mais bu ko situation bi mayewul li wér te wóor mooy awma benn yoon xel ñaar que ni état du ko ubbi. beneen bi parce que sànq ñu ngi wax ci dogal bi mooy njiitu réew mi jël na lu toll ci 1 milliard jagleel ko doomi Sénégal yi nekk ci bitim réew ngir jàppale leen rawatina réew mi nga xam ne mbas mi dafa am doole lool yow ku la xam ne yaa ngi Sénégal mais tamit li nga dem bitim réew bëri na te sax daanaka ràññee nañ la bu baax ci bitim réew loolu dogal bi nan nga ko jàngatee est-ce que tamit noonu lu war la am jàpp nga ni kat leneen la ñuy xaar tey ñoom yéen ñi nga xamante ne ngi nekk ci bitim réew. jërëjëf ci laaj bi pour suñu mbokk yi nga xam ni xamuñu ko suñu naataange réew mi ngi juddu 2011 ci biir diaspora bi moom mooy le seul parti politique sénégalais boo xam ne ci diaspora bi la juddoo aussi le seul parti politique sénégalais bi nga xam ni wër na ci lu toll
téeméeri dëkk ak ñaar fukk ci àddina bi di wax ak suñu mbokk émigré yi ci lan mooy seen bëgg-bëgg lan mooy seen ay xalaat ba def ci rapport jox ko le chef de l'État en 2013 ba tey ji foofu la taxawee li nga xam ne ñu ngi koy jot ci suñu ay responsable ci diaspora bi soo ma ko mayee ma profité ci nuyu leen muy Ababacar Thiakh si Barcelone di Ibrahima Cissé en Italie principalement à Mantova di Jules Ndiaye à Cologne donc ku lim bi yëpp mënuñu ko def mais vraiment di remercier tous les responsables yi nga xam ni am nañ leen ci diaspora bi mooy ñoom Bass Fall à Corsico ainsi de suite bari nañu pendant toute cette période là du coronavirus amul benn jour bu ñu toog amuñu ay débat yu sérieux et quelquefois c'est des débats parce que nous ne sommes pas aux mêmes endroits yenn saay débat yi dinañu xëy ci suba si ba ay 23 heures pour arriver à des conclusions pour mën a def ay propositions au chef de l'État et li nga xam ni État du Sénégal jagleel na ko diaspora bi et nous nous en félicitons mënuñu ni diaspora bi soxlawuñu ko wala su ñëwee ci diaspora bi dafay indi ay division ba daal di koy xañ ñi nga xam ni dañ cee am soxla xëy na Damel amu ci soxla xëy na am na keneen koo xam ni yelloowu ko mais ki nga xam ne dafa taxaw ni moom dafa am soxla kooku soxlaam bu ko xeebal et aussi liñ ci sant ci loolu mooy ni du question rek xaalis mais seulement suñu état ci période bi mi ngi def ay évolution yoo xam ni en matière de gestion parce que ñun li ñu waxoon au chef de l'État envoyé ko mooy ni képp kuy bëgg na formuler boppam ni moom moo soxla moom moo bëgg mais bu ko kenn wër kon loolu dafay nécessiter la mise en place d'une plateforme pour que nit ki mën fa dem inscrire et cette plateforme là elle a été mise en place donc muy ay évolutions yoo xam ne ñu ngi ci biir administration bi et c'est des évolutions qui sont notables mu ngi mel ni tey ci diggante préfecture yi gouvernance yi ak ministère de l'intérieur pour autorisation yi def nañ mettre nañ en place ay plateformes donc yooyu yëpp ay évolution la ay évolution positive donc dañuy ñaan ñi nga xam ne vraiment dañ ko yelloo ndimbal googu yegg ci ñoom mais bu weesoo loolu ñun dañoo mës a jàpp ne diaspora sénégalaise contrairement ak ni ko débat bi bëgg a placer actuellement en victime parce que boo dégloo ñii ñu ngi ñuy stigmatiser boo dégloo ñu ngi ñuy bëgg a réduire ci 12,5 milliards bu nara jaxasee diaspora bi boo dégloo ñu ngi ñuy bëgg a réduire ci quelques compatriotes yu bloqués donc entre la Mauritanie le Maroc et le Sénégal donc en somme daal ñu ngi ñuy placer ci position victime te loolu du diaspora bi loolu ay jafe-jafe la te nangu nañ ko ni aussi à l'intérieur du pays ay jafe-jafe amee mais la diaspora duñ ni c'est la solution mais elle fait partie intégrante et à un niveau élevé de la solution aux problèmes auxquels sont confrontés notre pays donc diaspora boobu pour que rôle am mu mën ko jouer encore pleinement parce que c'est une contribution à hauteur de 1,350 milliard de francs par an c'est 13% de notre produit intérieur brut donc loolu du lu ndaw mais loolu ñun dañoo bëgg mu gën a mën a amal Sénégal njëriñ moo tax la proposition bi nga xam ne def nañ ko ci di placer suñu diaspora ak suñu pays déjà dans l'après Covid-19 parce que Covid-19 bi dafa nekk nii mais pour vraiment demain Sénégal gën a mën taxaw il faut que ñu anticiper ci anticipation boobu nag ñun ci li ñuy proposer la création d'une banque de la diaspora donc du proposition wu association du proposition wu daïra mais proposition wu parti politique la parce que li ñuy xaar ci parti politique yi dans un pays mooy ñuy proposer rawatina bu ay jafe-jafe taxawee ma ci profito di fàttali sénégalais yi rek ni langue politique gu Sénégal benn gënu koo xumb ci àddina bi
mais tey jii nga xam ni crise bi daf fi nekk kon tey jii la ñu soxla vraiment politiciens yi tey jii lañ leen gën a soxla mais dafa mel ni ku ci mënut a xas gouvernement ku ci mënul sànni xeer ni ñu koy waxee dafay mel ni mënatoo wax kon ana tey jii on a des opposants mais ana tey jii proposants yi ñi nga xam ne dañ naan sénégalais yi fii la ñu bëgg a ànd ak yéen jaar ndax lii ñu génn ci fii la ñu bëgg a ànd ak yéen jaar bu lii weesoo déggoo kenn wax même yenn saay parole bu am compassion ak empathie sénégalais yi xam ne yow mii kat li leen naqari tey jii wala tey jii li leen metti yow yëgal nga ko sa bopp sax pour nga dégg ci opposants yi nga sentir cette empathie nga sentir cette compassion c'est très difficile en tout cas man gisuma ko te tey jii fii lañ leen soxlaa pas simplement dem seeti président au palais mais une fois sorti du palais sol seen mbubbu citoyen sol seen mbubbu politicien positif ànd ak le gouvernement dans la sensibilisation donc nous proposons donc cette banque de la diaspora et que l'État du Sénégal soit au cœur du système parce que association yi mënuñu ko daayira yi mënuñu ko parti politique proposé nañu mais avec l'État comme moteur du système avantage yi nekk ci banque boobu yëpp État xam na ko émigré yi xam nañu ko mais li si gën a am solo mooy capitaliser li nga épargne bi nga xam ne tey jii diaspora bi mi ngi ko bàyyi bitim réew ñu delloo ko si réew mi ba nga xam ne tey jii réew mi bu soxlaa xaalis di lebi du lebi bitim réew mais ay doomam am nañu xaalis ci biir réew mi boo xam ne si mën nañ cee jël liggéey si aussi doom yooyu bu ñu soxlaa ay projet bëgg a mettre en place ay projet moo xam ci biir Sénégal la moo xam bitim réew la seen banque boobu lebal leen ko ci ay taux yoo xam ne si day nekk ay taux avantageux donc li si laxasu bari goo xam ni émigré yi xam nañu ko donc état xam na ko may ñaan président de la république ak ñi nga xam ne ñooy nekk si wàllu woowu wàllu finance vraiment ñu def si li si mën lu ñu mën li si des mooy banque boobu dafa am ñetti avantage parce que day am avantage banque d'investissement avantage banque commerciale ak avantage banque de développement te loolu banque yi nekk fii Sénégal yëpp benn amu ci ñetti yooyu en fait ñetti branches yooyu donc c'est des banques yoo xam ni qui sont spécialisées mais banque bi ni ñu ko xalaatee justement c'est pour que mu nekk la symbiose de tout cela. bon je pense que li mu wax yëpp dëgg nañu ko ci diaspora bi c'est vrai que surtout man diaspora bi da nga tudd moo boo xam ne ñu ci bëri ñoom waa diaspora nga de. c'est vrai xam nga da nga wax stigmatisation nit ñi joxañ leen. joxoñ boobu c'est vrai que après métti woon na sénégalais yi nekk diaspora bi yëpp nag moo xam rek ñu nekk Europe parce que boo nee diaspora souvent ni dañuy xalaat ñu nekk Europe alors que ñu ngi fii Cameroun ñi Guinée Conakry ñi ngi fu ne c'est vrai que bi loolu jàllee tey yow nga xam ne yaa ngi en contact ak ñoom stigmatisation bi joxoñ bi métti woon na leen ban xalaat la ñoom ban gis-gis la ñu am ci seen réew parce que boo xool économiquement ñoom itam la ñu fiy dugal participation bi nga xam ni ñu koy indi à l'effort national pour tabax réew mi ni nga ko waxee ni ko ñu bëri waxee sax xaaruñu sax état pour peut-être tabax école ci seen gox équiper ay hôpitaux ay cases de santé et cetera est-ce que loolu du xaw a dama moral bi un tout petit peu bu ñu génnee ci lii yëpp. yaakaaruma ko et la direction des Sénégalais de l'extérieur am na liggéey boo xam ne si mi ngi koy def maa ngi koy dégg ci diaspora bi ci yenn responsable yi ñuy wax justement waxtaan yi nga xam ni ñu ngi koy am ak ñoom pour xool yenn solution la ñu mën a trouver donc. ñi la jot a woo doguma la ñi la jot a woo téléphone wala contacter la en tout cas ban réaction la ñu am aux premières heures bi affaire yi amee ba ñu commencé ne Modou yëg fi dugal ak et cetera ñi la woo ñoom yan kàddu la ñu yëkkati. non à aucun moment ceux-là ne se sont plaints ñoom du ñoo xam ne si vraiment dañoo jàmbat ñoom ñoo xam ne la dañu confronté à des situations bien précises ñu xam ni. damay jokkook chef de l'État ñu may poser ay problèmes yu précis
problème yooyu buñ ci waxtaanee ba tënk nan lañ ko war a jébbalee chef de l'État ma jébbal chef de l'État mais nekkuñu ci logique gu jàmbat parce que aussi suñu identité parti la ñun dañoo wax depuis le début que ñun xam nañu fan lay mettee donc comme xam nañu fan lay mettee te dañoo judd rek quasiment gis muy metti donc kuy ñëwaat di ñu wax ne mi ngi metti intéressé woo ñu ni muy mettee lu koy faj loolu moo ñu intéressé ndax xam nañu góom baa ngi fi donc gouvernement mi ngi ciy def donc ku ñu mën a ñëw jàppale ngir góom bi gën a faju donc loolu mooy suñu ay état d'esprit responsable moo tax dégguñu ay plainte dañu surtout dégg yan solution peut-être am na benn instant il y a eu un débat d'idées ci suñu biir mooy par rapport à l'aide ñii une branche qui est très sociale jàpp ne dañ ko war a jàppale askan bi am une branche aussi qui est très entrepreneuriale ni non diaspora bi kenn du fi dee ak xiif kenn du fi dee ak mar donc xaalis bi nañu ko jël la proposition de cette banque là état bi def ko foofu donc au final des discussions donc on a coupé la poire en deux ñu ni ñi nga xam ni dañoo am seen ay soxla di ko jàmbat bu leen ko kenn xeebal voilà mais l'ambition pour que diaspora bi am une banque cette ambition là reste intacte au-delà du Covid-19 mais ci wàllu stigmatisation xëy na Covid-19 moo ko gën a fësal mais bu ñu xoolee suñu site internet yi nga xool ko ñu def la femme du Modou engrossée par son voisin donc mën naa ni terme yooyu tey ji boo ko doon tekk ci wolof ñi ñuy déglu dina agresser seen ay nopp te pourtant titre yooyu ngay gis donc la femme d'un Modou jabaru Modou bi mais lan la ci Modou bi wut si information boobu ci boppam du information parce que jabaru Modou la xam nga donc mais tout ça c'est à nous aussi de nous organiser de discuter avec les patrons de presse justement nous y avons pensé mais nous n'avons pas encore eu le temps mais je ne pense pas que patron de presse yi il soit réfractaire à ça parce que am na la liberté d'expression existe mais aussi l'élégance am na titre yoo xamante ne moom élégance yu mën a ñàkk la bañ a agressé aussi am na warmaal nit ki aussi am na lu am solo la mais bëgg na parce que li des ci waxtu yu bëriwul bëgg nañu nga ñëw un peu ci beneen mesure boo xam ne njiitu réew mi jël na ko mooy ñi amee wopp gi di doomi Sénégal faatoo bitim réew foofu lañ leen di suul loolu tamit nekk loo xamante ne nii Damel Meissa nekk na lu metti parce que tamit est-ce que loolu yéen ànd ngeen ci est-ce que jotul tamit li war comme ni koy defee ku ñàkk bakkanam bitim réew état bi accompagner la ànd ak yow gunge la jël néew bi indi ko fii ci Sénégal fi nga xam ne kon fa nga cosaanoo ñu jébal fa sa borom loolu tamit nekk loo xamante ne lu war la. ci bu ñu ko tegee ci wàllu diine xawma lan la ci diiney christianisme wax wante ci diiney islam su ma juumul dañ ne doomu aadama bi fa mu wàññeekoo fa lañ ko war a denc su ma juumul wante terewul ñun Sénégal baaxoo nañu nit wàññeekoo ci dëkk ñu jël ko robi ko ci beneen dëkk baaxoo nañ ko donc mën nañoo jàpp ni suñ mbokk yi nekk bitim réew wàññeekoo fa ñaanoon yàlla ñu denc leen Sénégal ñoom it seeni mbokk bëgg ñu denc leen ci réew mi mais li ma wax sànq ci ñi nga xam ne ñoo génn ni virus bi dañ ko war a bàyyi mu circuler alors que le comité scientifique bi géré crise bi leneen la wax kon man su ma ñëwee wax leneen lu bokkul ak li comité scientifique wax rek kon man damay daal di contradictoire kon man wàllu woowu li comité scientifique bi wax moom laa wax décision bi ñu jël kooku du ma ci nekk di ko discuter du ma ci nekk di ko contester terewul bi ñu suñu responsable bi nekk Barcelone interpellé muy Ababacar Thiakh ci cas bu précis ak document bu précis yu attesté ni
suñu mbokk mi wàññeekowul ci Covid 19 nit ñu ko joxe noonu lañ ko jëlee jébbal ko chef de l'État ci guddi gi lañ ko def ba ñu yeewoo suba dégg ministre des affaires étrangères ni cas bu fi am bitim réew ñu am preuve que du Covid moo ko fi jëlee dinañ ko autoriser mu ñibbisi ci réew mi ñun noonu la ñu bëgg a liggéeyee donc ci quelque chose de précis mais pas nekk ci réseau yi di envoyer ay messages flash wala yu demee noonu bëgguñu liggéey noonu léegi li ci des aussi terewul bi loolu weesoo suñu parti réfléchiraat ci question bi ba ñu ni peut-être am na ñaari alternative yu ñu mën a proposer ay alternatives yoo xam ni soumettre nañ ko autorité bi ki nga xam ne ñun jàpp nañ ni en tout cas solution yi ci moom lu ci bari ci moom la muy président de la République ñu ni ko pour que suñu mbokk diaspora bi aussi pour giifal xol yi vraiment dalal ñëpp aussi xëy na bu ñu xalaatoon ni la possibilité bu yëf yi weesoo koor yi mën a ñëw après aussi piste la bu ñu mën a explorer après pandémie bi bu ko l'islam mayee piste la bu ñu mën a explorer bi ci des mooy bu pandémie bi weesoo ñu mën a yombal wàllu visa ñaar wala ñetti nit ñoo xam ni dañoo bokk ci njabootu ñi wàññeeku ñu mën a dem seeti leen donc ñaari proposition yi aussi defal nañ ko chef de l'État ñun tooguñu di wax dañoo war a ñëw tey dañoo war a ñëw suba di xëccante non dañuy jéem a proposer loo xam ni dafay mën a vraiment nekk en application. am na yeneen sénégalais yu nekk ci diaspora bi ñoom itam def nañu seen communication def benn lettre au président de la République waaw sunu néew sunu réew tam seen communication yaakaar naa ni am na ay propositions yoo xam ne def nañu ko ba ci sax ñi nga xam ne Covid moo leen yóbbu nee na am na ay moyens yoo xam ne bu ñu ko defee itam lépp dañ koy tëj duñu ubbiwaat dara mën nañ ñëw rek denc je pense que ku ci nekk itam am na noo koy ni koy gisee. xëy na mesure boobu techniquement bu dee ay Italie ay Espagne dañoo sukkandiku effectivement si ay techniques ay documents tout ça on est tout à fait d'accord que c'est possible que dara du ci xew ñun d'ailleurs ci suñu ay discussions on avait même rajouté que bu néew bi ñëwee mu am escorte police gendarmerie pour ñu am assurance que kenn du ko laal seulement soo ko defee Italie Espagne France États-Unis wala feneen mais c'est garantie yooyu ñu ci am est-ce que am nañu même garantie ak yeneen pays xam nga loolu aussi day indi beneen débat parce que xëy na li ci italiens yi mën ci wàllu woowu français yi mën ko ci bëgguma citer benn pays mais xam na am na pays yoo xam ne si mënuñu ko tey jii am na réew yoo xam ne ay sénégalais wàññeekuñ fa dañuy ñaan duñu fa wàññeeku mais xëy na bu commencé ci réew yooyu te réew yooyu tolluñu ci même niveau de prise en charge boobu des cadavres kon xëy na buñ ñëwee dinañ nekk ci 2 poids 2 mesures donc benn discrimination daal di am en faveur de ceux qui sont en Europe et à la défaveur ñu nekk yeneen pays donc loolu lépp gouverner c'est prévoir donc yooyu yëpp ay anticipation la. D'accord. Mën nañu jeexal nga wax ñu un peu parti bi sunu naataango réew nga wax ñu ci tuuti parce que tamit parti la boo xamante ne ni gën nañ ko dégg ci lan la nekk ak lan mooy jubluwaay bi jamono ji. suñu naataango réew mi ngi ci ni ngeen ma déggee nii tey ndaxte yaakaar naa ni su weesoo réserve bi nga xam ni formuler nañ ko par rapport ak ñi génn ni dañoo war a bàyyi le virus mu circuler wala ñi génn naan politiciens yi dañuy instrumentaliser la situation je pense que li ci des yëpp ay propositions la ñun noonu la ñu structuré woo ay propositions seulement nag sénégalais yi mën naa ni depuis que live vidéo yi internet yi xew outrance bi l'espace politique est devenu violent et les acteurs sont devenus outranciers léegi nag yow bu dee xët-xët boobu fitna boobu nekkoo ci amaana animateurs yi sax duñ la invité donc
ñun wax nañ ñu ko ñuy dégg que ni Damel da ngaa yaru ba mu ëpp moo tax man leen bu dee yéen bis mu nekk yéenay jàmbat da ngeen bëgg yëf yi changer et en même temps bëggu leen a inviter acteurs politiques yu différents donc man xamatuma ci dara donc suñ naataange réew nous proposons, nous sommes toujours dans la diaspora aujourd'hui plus que jamais. Aussi, nous sommes dans la mouvance présidentielle, une position que nous assumons depuis avant l'accession du chef de l'État au pouvoir. Nous l'avons accompagné et nous ne l'avons jamais quitté. Donc ça aussi, nous le rappelons à ceux qui nous écoutent parce que c'est important. Nit ñi yenn saa yi dañ lay gëj a dégg am ñu la féetale fii Damel fal nañ ko moo tax ñëwul ci diaspora bi mais ainsi de suite pour rappel rek ñu leen di wax ni suñu naataange réew voyagé na diggante 2011 ba décembre 2018 120 villes à travers le monde. Avion bu mu jël moo ko fayal boppam hôtel bu ñu fanaan ñoo ko fayal suñu bopp repas bu ñu consommé ñoo ko jëndal suñu bopp donc suñu naataange réew daal gëm na diaspora bi gëm na ni diaspora bi partie intégrante la de la solution donc Sénégal moo ñu ñor. di la gërëm bu baax a baax Damel Meissa xanaa rek ñu bàyyi la nga joxe kàddu mujj gi en 30 secondes. Encore une fois di remercier et di féliciter le corps médical. Di dellu di leen encourager bu baax a baax ci liggéey bi ñuy def ñu bañ a bàyyi dara lu leen di démobiliser aussi di encourager le gouvernement aussi ci voie bi mu jël di ñaan suñu mbokk yi nga xam ni dañoo mel ni man seen xam-xam xaw la bari ñu jéem a wàññi seen wax ndaxte bu sa xam-xam bariwul donc sa wax waruta bari ba ngay jaxase bopp doomu aadama yi. ndaxte xëy na li ñuy tiit xewagu fi te dañuy ñaan mu ñàkk fee xew mais bu ñu fexe ba nit ñi bàyyi seen loxo bañ a respecter li nga xam ni moom lañ leen wax loolu c'est très important encore une fois may nuyu Sénégalais yëpp di ñaanal réew mi yàlla def fi jàmm jërë ngeen jëf. di ko gërëm bu baax a baax Damel Meissa Fall mu nekkoon sunu invité grand format ci émission Yes Weekend dañuy dellusiwaat ci kanam tuuti ginnaaw li nga xam ne moom mooy yenn ci ñu leen di bàyyil ngeen déglu ko ak seetaan ko bu ci noppi ñu dikkaat ak tube de la semaine ak Kumba Seck. bi tax ñu jaar mu di sàkku ci yow ay ñaan wan nga ñu yoon wi wax nga ñu lépp ci sa biir alxuraan ku nekk ci ñun waajala weer mu sell mi Ramadan ليتك دوما قريب وردتجلو ودفارو Jiki saporo Ramadan yermande fes nako Shaitan cilan koi Japu takoko Kune kachinyon Wajala Weru selmi Ramadan 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 ya habib ليتك دوما قريب
benn weer manul la dàq weeru Ramadan lan moo tàkk jéglu abadan tey ma raxasal say bàkkaar ruju duwaat mbokk yi baleen ma yaa Rabbi jéggal ma ci barke shahru Ramadan shahru Ramadan ليتك دوما قريب رمضان رمضان شهر رمضان 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 يا ربي جيك barke shahru Ramadan shahru Ramadan ليتك دوما قريب رمضان رمضان شهر رمضان 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 gërëm leen bu baax mbokk yi ci ànd beeg ñun ci ITV gërëm sunu invité grand format Damel Meissa Fall ñu dalal sunu beneen gan Amadou Diallo ñu gën ko xam nag ci l'incontournable Ngalamou Thiam Diallo l'incontournable du ku ndaw comme on dit borom mbedd mi du mbalit ñu ngi lay dalal jàmm di la remercier ci nangu waxtaan bi ñu bàyyi nga nuyoog mbokku téléspectateurs yu ITV. salaamaaleykum maa ngi nuyu Sénégal comme ni ko sama frère waxee Baba maa ngi tudd Amadou Diallo ñu gën ma xam ci l'incontournable l'homme du bus. donc président mbedd mi du mbalit maa ngi nuyu Sénégalais yëpp. alors yéen tamit nekkatu leen benn kuréel boo xam ne ngeen présenté parce que Sénégalais yi miin nañ leen loolu yàgg na boobu ba tey ngeen jàpp bàyyiwu leen seen yitte mooy mbedd bi bañ am benn mbalit te nag loolu mu nekk loo xamante ne ni esprit patriotique la mais tamit ku ci nekk si ñu ci doomi Sénégal yi war nga ko def sa yëfu bopp ndax comme ni ñu ko waxee rek mënoo def sa kër li nga ko wax panaal bëgg def mbedd bi mbalit. ban fan la concept bi jógee ak lu tax nga jàpp ni kat tey jii nii ku nekk ci ñun ci doomi réew mi war nga mën a def kat sa bopp ne kat mbedd mi du mbalit. waaw mbedd mi du mbalit nag fi mu jógee lu yomb la parce que tamit en 2002 laa libéré armée donc bi ma ñëwee pour nga duggaat ci société bi il faut nga taxaw donc nag may taxaw di seetlu muy gis que ni déjà rek sama bopp koñ la commencé nit yi dañuy xëy génn seen kër yi jël mbalit bi. su mbuus nañ koy def ñëw ba si bopp koñ bi ñu teg ko foofu donc à la longue day dem ba entassé wu affaire bi nag di ma jaaxal nan la nit di mën a balee këram génne mbalit bi amul fu mu koy teg loolu ñëw ba si bopp koñ bi teg ko fa donc nit ñi benn réponse lañ lay jox mbedd bi mbeddum buur la. donc nag daf ma doon travailler léegi pour ma dàq loolu il fallait que ma indi lenn loo xamante ne phrase bi day méngoo donc ma commencé tamit di def ambulant may dox si ville bi mais tamit fu ma dem damay gis même constat bi la. Sénégalais yi dañuy tilimal réew mi mais koo si waxal rek réponse bi mu lay jox automatiquement mbedd bi mbeddum buur la bi ma ñëwee sama néeg ma bind ko parce que mur bi yenn inspiration su ma ko amul dama ko doon bind si mur bi mu tëdd nag chaque jour dama koy xool mbedd bi mbeddum buur la may indi léegi lan laa mën a indi ba mu nga xamante ne day sénégalais wu donc si laa indee mbedd mi du mbalit donc tout au début nag mu nekkoon concept
su ma ñëwee su ma génnee sama xarit yi da ngay sànni kaas ma for ko dama lay daraaye na la mbedd mi du mbalit léegi ñu dem nag ba ñoom ñoo koy reprendre même bu keneen sàndee sax su ma fa nekkul ñoom ñoo la ay bu la fa borom mbedd mi du mbalit fekkee nga xam donc muy dem di dem te tamit dama doon yëngatu suñu koñ bu tilimee man du ma xaar état du ma xaar mairie bi du ma xaar kenn damay dugg si kër jël bale jël peel ñëw di ko nettoyer yàlla dogal nag moo mën ay xale ay 13 ans 14 ans lañ amoon xale yooyu nag ñoom bon yàlla moo ma boole xale yi tamit xale yi su may nettoyer dañuy ñëw di si jàpp kii di wax galam mu jox ma lii kii di def nii defal nii donc ñuy dem xale yooyu nag yàlla di dogal ba ñu màgg xale yooyu tey ñoo toll si ay 25 ans ñoo toll si ay 24 ans 30 ans xale yooyu nag ñoo ñëw nekk autour de mbedd mi du mbalit mais du ñoom kese am na tamit comme ni ma la ko waxee dama jóge ci armée donc am nañu amical contingent 22 de passage ma leen di nuyu démb lañ doon fêté suñu 20 ans bi ñu demee armée ak léegi donc nag mi ngi noonu ñoom tamit dañ ciy jàpp population Grand Dakar bi tamit ñoom desuñu si ginnaaw ñoom dañ ciy jàpp tamit am na nit yoo xamante ne dëkk yemul Grand Dakar rek dañuy gis liggéey bi via les réseaux sociaux ñu rafetlu ko woo ma tamit ñoo adhéré si kii bi. ci bonne cause bi oui. c'est vrai que wax nga sa jaar-jaar ci armée justement ko xam armée xam discipline xam cet xanaa fa nga ko jëlee indi ko bi nga libéré ni nga ko waxee ak sa waa contingent nga ñibbisi sa koñ li nga jëlee armée moom nga ñëw bëgg ko transmettre bokk ak ñi nga xam ne ñoom nga fekk foofu. waaw loolu lu ci ëpp am na mais xam nga avant may dem armée dañ lay éduquer d'abord. mooy da ngay am waajur da ngay am papa da ngay am yaay da ngay am entourage. entourage boobu noonu tamit dafa am lu ñuy def si yow. léegi loolu nag bi ma demee armée da ko dëggal maanaam bi ñu bindee lettre bi ma demee armée da ko signé. donc nag moo tax formation boobu noonu tamit dafa day yomb. donc armée moom ñëpp xam nañ ne rigueur moom si la ñuy dox. ci discipline la ñuy dox. léegi nag boo ñëwee li la armée yow jox. da nga ko war a indil servir ko sa population. parce que def nañ si yow. xëy na sa papa ak sa yaay def nañ ci yow yar. xëy na def na si yow teggin. def nañ ci yow yenn yi mais patriotisme armée da koy dëggal da koy def si yow. léegi bu ko defee ci yow nag ba pare. armée bu la libéré comme on dit rek soldat un jour soldat toujours. nous sommes tous des soldats bu ñu xasee ba nekk soldat moom c'est fini c'est à vie. donc léegi nag loolu dama doon sol tenue bi may servir le pays. ma ko doon sol avec fierté. di ko servir. su ma demee tey ba sumi tenue bi. du question damaa yaapus. donc du ñi libéré yëpp dañuy yaapus. mais xëy na armée mënul rengager ñëpp. parce que xam nañ tamit réew mi ñu nekk. donc bu la armée libéré. dafa am lu mu def si yow. mais récupéré wu ko tenue bi la récupéré. mais militaire gi nekk si yow mi ngi si yow donc booy dox si réew mi. loolu dafa war a feeñ. un soldat boo xamante ne kii ñu ne la kii c'est un soldat wala c'est un ancien militaire. kooku buy dox dafa war a am différence du question nag da ngay gën nit ñi mais dafa am loo xamante ne chance boo am te ñeneen ñi amu ko. de passage am naa sama benn grand chaque jour loolu la may wax. grand lay il me dit que ni man awuma chance su dem armée donc mu nekk un idole man si man. mais moom chaque jour mi may xool que ni moom amul chance su dem armée. donc moom boppam da koy xool si man. donc moo tax ñun lu ñuy def rek wala lu ñuy wax rek dañ ko war a xoolaat te dafa war a nekk luy jëriñ. d'accord parce que tey ñu ngi ci période boo xamante ne nii ñu ngi tudd coronavirus xam nga xeex bi moom nekk lu yaatu ku nekk tamit am ci part de responsabilité boo xam ne yaa ngi ci joué lan moo ciy cëru mbedd mi du mbalit. waaw mbedd mi du mbalit nag mooy. dama koy wax et ça fait un peu mal parce que su ma sañoon du demee noonu mooy feebar bi dafa ñëw dëggal li ñuy wax parce que démb lañ ko wax balaa tey di ñëw démb lañ wax mbedd mi du mbalit balaa tey di ñëw te mbedd mi du mbalit tamit gën na yaatu bale kese mbedd mi du mbalit xel du mbalit parce que xel bu demee ba di la jox yow tey ji nii ñu ne la couvre-feu am na par exemple ñu ne la 20 heures toogal sa kër pour yow sa protection yow nga ne noonu da ngay génn mais loolu mbedd mi du mbalit parce que sa xel bu sellee bu ñu la waxee li lay jëriñ yow bu ñu la ko waxul sax yow yaa war a xam li lay jëriñ même bu état war woon ne toog leen seen kër yi donc ñu ne la feebar bi contamination bi dafa gaaw yow yaa war a wàññi sax yow say activité yow en tant que personne responsable donc xel du mbedd mi du mbalit dafa yaatu léegi nag feebar bi ni mu demee ñu gis ko ñun ñëpp dañ ci am part de responsable yow citoyen bi yow parce que état mënul def lépp ñun Sénégalais yëpp xam nañ loolu état mënul def lépp même bu ñu bëggee mënuñu ko léegi nag dafa am leneen loo xamante ne communication la par rapport ak maladie bi communication la état mi ngi ciy jéem ministère de la santé ñi ngi jéem mais ñun ñu toog en tant que citoyen xam nañ ne dina am ay poche ñoom li ñuy wax du yegg yàllee sénégalais lambda yoo xamante ne xëy na amuñu télé xëy na amuñu rajo bu ilaa même bu ñu ko amee sax taluñu ko donc ñooñu noonu nan la message bi def ba yegg si ñoom te ñun si ñoom la ñu bokk donc te ñoom ni ñuy réfléchir ñun noonu la ñuy réfléchir ñoom ni ñuy gisee ñun noonu la ñuy gisee donc il est plus facile ñun ñu communiquer ak ñoom que ñeneen ñi di communiquer ak ñoom donc on a essayé de faire le relais te bi ñu demee ça a porté ses fruits. parce que bi ñu demee comme nan ngeen def comme nan.
bi feebar bi commencé yàlla dafa dogaloon am na sama benn grand de passage ma koy nuyu grand Moustapha Gueye mu yaruñu ci association di ñu encadré man su ma ñëwee këram rek damay fekk mu jàpp scène internationale yi. donc avant feebar bi di ñëw Sénégal man amoon naa lecture que ni waaw bu mu commencé dugg Europe rek parce que bu duggee Europe sénégalais yi xëy na mën nañ bañ a bëri Chine trop mais Europe sénégalais yi bëri nañ fa. donc kon pour mu ñëw Sénégal day yomb léegi man si lañ commencé nag di xalaat balaa feebar bi di ñëw fii nii on avait le temps donc ñuy xalaat bu feebar bi yàlla ñaanuñu ko woon yàlla mais bu duggee fii ñun nan la ñuy def donc bi ñu commencé di wax ay benn cas rek ñu du moment que président bi Macky Sall bi mu arrêté jàng xale yi rek donc moo def benn lecture gis xale yi dañuy nekk si mbedd mi te je pense pas que ni dañoo wax xale yi bu ñu jàng ji pour xale yi di nekk si mbedd mi bu ñu waxee xale yi bu ñu jàng ji c'est pour que xale yi toog ci biir kër yi la léegi ñu dëkk ci quartier populaire xëy na kër yi ni muy bindoo ñun ñëpp xam nañ ko mënoo tëye xale yi 24 heures si biir kër gi ñuy dem di wax ak parents yi bi ñu demee tamit di wax ak parents yi parce que ñun si ñoom lañ bokk suñuy wax ak ñoom dañuy xam que ni ñun li ñuy def parce que déjà rek man obligation la pour ma protéger xale yi parce que man sama koñ bu ma duggee xale yëpp dañuy daw génn loolu yàlla moo koy def xale yi suñu déggee sama baat rek dañuy génn donc obligation loon d'abord pour man ma def ko mais tamit leneen li tamit moom mooy mënuñu yor mbedd mi du mbali lu toll nii am ñun ñu toog di croiser les bras ñu dem wax ak parents yi bi ñu waxee ak ñoom ñu gis ne mi ngi wàññeeku mais ba tey des na léegi il fallait que tamit nga utiliser parce que tamit yàlla dogal na ay artistes lañ am na dañuy créer ñu xool que ni xale yi 17h ba tey da leen fekk ci mbedd mi 18h ba 19h da leen fekk ci mbedd mi léegi nan la ñuy def ñun par rapport ak nos maigres moyens ba xale yi mën a dem dugg seen kër xale dafa bëgg aw ma defal ma xale dafa bëgg loolu naturellement ñu ne wut saabu wut yenn kii nii bu ngoon jotee dama leen di woo raxasul defal la zel boo amee mën na demal seen kër boo duggee xam nga doo génnaat donc 19h balaa ñuy wax 19h koñ bi day set wecc donc ñun foofu lañ commencé woon suñuy activité ci mbedd mi du mbalit daan Covid 19 appui maanaam. waaw boo déggee wala stratégie bi ci stratégie bi la bokk. waaw xam nga lépp tamit day dem ci communication parce que tamit bu ñu la waxee daan Covid 19 appui ça veut dire que ni bu ñu ko daanee 19 fois moom mooy bu ñu jeegul foofu sax xam na mooy jeex na fi. donc tey loolu day wane que ni rek du mooy li ma doon wax sànq rek mooy du état kese moo koy daan. du ministère de la santé kese moo koy daan. du journaliste yi kese ñoo koy daan du médecin yi kese te par exemple tamit ñuy saluer médecins yi parce que sonn nañu instant yi nii ñoom ñooy soldaaru réew mi. ñoom ñooy soldaaru réew mi sonn nañ mais nag àdduna noonu la. réew moom noonu lañ koy doxalee lii day wane ne rek que ni ñoom war nañ leen gën a jox cër. war nañ leen mën a gën a fay daal fulaal leen. xam ne ñoom bu wér gu yaram amul ñun lii ñuy def ni yëpp mënuñu koo def 19 appui nag ça veut dire que ni ku ci nekk rek yow da nga war a nekk mbër ku ci nekk da nga war a mën a taxawee benn Balla Gaye benn Modou Lo tey pour xeex ak Covid 19 avec nag noo ko mën a xeexee noo xamante ne day dëñ nañ ko def. d'accord alors te itam gis nañu ni comme ni ñu ko gisee partout ci Sénégal ak ndaw ñi implication bi ñu am ci maladie bi au-delà de ni ngeen def ak activités yi ngeen jot a mën a lan nga ñu mën a nettali un peu ci yéen tamit action yi ngeen jot a def pour xeex Covid 19 bi non seulement seen diwaan mais ci Sénégal boo de façon générale. waaw li ñu commencé mooy li ma la njëkk a wax sànq rek par rapport ak xale yi mooy suñu koñ parce que tamit béy si sa weewu tànk parce que si foofu man suñu koñ laay amee lecture pour ma xool nan laay kii parce que lii am ci koñ bi Sénégal ñëpp ñoo bokk nu ñuy dundee lii am ci koñ bi moom mooy am ci koñ bee lii am ci gox bi moom mooy am ci gox bee donc ni ngay fajee lii saafara li bu problème amee ni nga koy fajee fii bu la yàlla dimbalee tuuti moom nga koy fajee beneen kii bi beneen quartier bi donc bi ñu commencé loolu ñu gis ne tamit feebar bi du xale yi kese parce que feebar bi dañ lay wax mag yi lay gën a affecté ak xale yi donc ñun ñu ngi woon ci xale yi mais mag yi ñoom ñooy génn la plupart mag yi ñoom ñoo dem marché mag yi ñoom ñoo dem liggéey mag yi ñoom ñooy yor yenn kii yi donc nan la ñuy def ñu ne nit ñi dañuy raxas seen loxo yi nit yi dañuy tëf chaque instant les mesures barrières nañ koy def mais pour nit ki def loolu il faut mu xam ko pour nit ki def mesures barrières yi il faut mu xam ko léegi nan la koy xamee ñu teg ci suñu bopp ko ñi check point dañuy ñëw teg barrière pas barrer nit ñi pas barrer oto yi mais dañuy teg benn barrière teg ay dispositifs yoo xamante ne boo ñëwee dinañ la mën a may nga raxasu may defal la gel antiseptique jox la mouchoir nga fomp après nga dem boo dugg ci koñ bi yow tilim yëpp da nga ko fay bàyyi même booy génn tamit doo yóbbaale micro assurance la te voilà te dinañ la sensibiliser tamit wax la ne la même boo demee gestes yi nii moom ngay reproduire sa kër
yow boo demee sa kër yow da nga koy def déjà man sama koñ bu yaatu la boo dem ci marché bi pratiquement ñëpp 75% nit yëpp fa la ñuy jaar donc point la boo xamante ne communication bi dafay jàll une pierre deux coups la non seulement dinañ la aar mais tamit dinañ la wan tamit boo yeggee yow nan ngay aaroo. mais gërëm la bu baax a baax Amadou Diallo Ngalamou Thiam l'incontournable mais dañoo gis jaal bi. waaw jaal bi dafa dëñ. non jaal bi mënul dëñ parce que tamit xam nga jaal bi moom. gars yi loolu lañ ma wax waaw dañ ma wax naa ko posé mais bon comme que mooy sama identité bàyyi ko. mais woon ko gars yi xam ne kat kii moom la. mooy leen Sénégal merci. jaajëf Ngalamou doon ay kado comme que dañu ne nañu aaru. waaw. donc lii moom yaa ko moom Baba Ndiaye. mais en tant que doomu Grand Dakar mais merci waaw wax nga dëgg de fier de l'être bu baax. merci beaucoup. mais merci beaucoup Fondation Dia mais jërëjëf mbedd mi du mbalit kon mbokk yi bagage yaa ngi nii di ko gërëm bu baax a baax Amadou Diallo ñu gën ko xam ci l'incontournable du ku ndaw borom mbedd mi du mbalit yow tam ñu lay féliciter di la encourager ci chemin bi nga entreprendre yàlla defal la ci ndam gu yaatu clip le temps ñu recevoir sunu dernier invité ci seen émission Yes. soobu nan la xasaayu nan dootunu taxaw di la liggéeyal ca la neex soobu nan la xasaayu nan dootunu taxaw di la liggéeyal ca la neex di la siyaar ca la neex addi yàlla ca la neex jox la ay këri jofe jox la ay nagi jofe ana ñi soo bu la xasaayu tey bañ a taxaw ana ñi soo bu la xasaayu tey bañ a taxaw ana ñi soo bu la xasaayu tey bañ a taxaw di la liggéeyal ca la neex di la siyaar ca la neex yow sëriñ Saali woo ne nu def la ngay sunu yite nan la topp def la yite sëriñ bu mat sëriñ a jombe ñun ñoo ko am sëriñ Saali woo nu defal murit na mel ni bëgg suukar ci sëriñam murit na yora ji koy xolondom roñ roñi ñëw roñ roñi dem murit sangam rek a ko neex yaa nu defi murit def nu ay cantaako def nu ay cantaako sa xoosiyaar jëfi jofeel joxe addiya war na kuy cantaako yaa nu boole ki la neex sa taalibe bi yaa nu boole ki la neex sa taalibe bi yaa nu boole ki la neex sa taalibe bi waaw soxna Ayda Saaliwu Cuun soxna Ayda Saaliwu Cuun soxna Ayda Saaliwu Cuun tey Daaru Salaam sagu naan soxna Ayda tax na ba tey kuy jigéen fippu engagement soxna yaa ngi amir yaa ngi jëf jaa ngi sëñ Béthio yaa nu defal cuni yaa nu defal gërëm leen bu baax a baax mbokk yi di leen gërëm rafetlu seen ànd beeg ñun ba tey ñu wéeg yéen seen émission Yes Weekend comme ni ñu koy defee rek samedi bu nekk fukki waxtu jàpp midi yu teg ñeent fukki simili ak juróom sunu gan nag tey jii dégg ngeen bu ngeen déggee bàkk yi dégg li nga xam ne kon moom mooy li am ci suuf ak tamit kilifa bi nga xam ne kii bàkk nañ ko ci xam ngeen ne kon cantaak dëgg la ñu invité Serigne Khadim Sène universel moom lañ koy woowee gërëm la bu baax a baax di la ziar bu baax a baax di la ndokkale itam ci weeru koor gi ñu bàyyi la nga nuyoog mbokku téléspectateurs yu ITV ginnaaw bi ñu la gërëmee. waaw barke Serigne Béthio jërëjëfati Serigne Saliou jërëjëfati Serigne Saliou waaw maa ngi ñaan ci barke Serigne Béthio soxna Ayda Saliou dëgg jëmmi Serigne Béthio yàgg fi te wér asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu maa ngi leen di nuyu di leen siyaare te di nuyu mboole seen képp koo xam ne yaa ngi suivre émission bi. waaw te di sant bu baax te di leen baalu àq ci weeru koor gi. tey baal àq ñëpp tey ñaan jàmm sax fi. amiin nga nekk koo xamante ne nii fës nga lool ci scène musicale bi rawatina ci ñi nga xam ne ñoom ñooy delloo njukkal waaye itam di bàkk ak jiiñ ki nga xam ne moom mooy Serigne Cheikh Béthio Thioune loolu nag mu nekk loo xamante ne du lu bees ci yow nan nga tàmbalee li nga xam ne moom mooy way yi ak jiin yi ngay def jagleel ko sa kilifa nga xam ne amoo kenn ku dul moom.
ndeysaan waaw moom day xam nga sëriñ bi moom sëñ Béthio ku ko xam Sénégal xam ko ak sant Serigne Saliou sant Serigne Saliou nag ni ko sëñ Béthio di defee dafa ànd ak yëngu mooy di way di dukkat di sant Serigne bi di fecc waaw te ku ne fecc wax way waaw way nag ak cant la li nga ciy jublu mooy di wax jëf ndax ku ñu defal da ngay wax waaw li nga ciy jublu mooy di wax jëf yi ki def muy Serigne Saliou waaw li nga ciy jublu mooy di xamle li mu def à travers ay way ndax way waxtaan la boo xam ne dañ ko jaarale ci mélodie boo xam ne ku ko dégg dina mën a accessible sa nopp donc message la booy véhiculer waaw ñun nag mënuñu wax ni nii la ñu dikkee mënuñu wax ni nii la ñëw ñun daal xam nañ ni bi ñu àndeek Serigne Béthio la ñu tàmbalee mën di way Serigne Saliou ndax doon nañu ko amuñu woon ay maam yuy way Serigne Saliou bien vrai que Sénégal fii moom di nga am ay maam yu doon way mais way Serigne Saliou ci style bii ñu koy defee xamuñu suñu benn mbokk bu ko doon def donc Serigne Béthio moo ko def ci ñun ngay ñëw ci cant gi waaw ànd ak gars yi di way di dukkat di dem ak ñëw xëy suba tàmbalee way jékki-jékki dem ba kon luñ la balancé la waaw Serigne bi moo koy def waaw Serigne bi moo koy def xam nga ab Serigne bu mat Serigne boo àndeek moom c'est-à-dire que il révèle le disciple à lui-même car l'homme est une somme de possibilités et de potentialités et tout ce qu'il va trouver chez Allah c'est en lui qu'il va trouver ça waaw Serigne bu matub Serigne boo àndeek moom lu ne lay yee ci yow rek waaw am na ñu ñoo xam ne bi ñuy ñëw ci ñun comme par exemple bàq xiin yi xamuñu ko mais da ngay ñëw rek mën ko am na ñoo xam ne sax pour ñu waxoon ci mbooloo nii problème la waaw waaye da ngay ñëw mën a jiite ay maas di wax ci mbooloo ñu di la dégg waaw nga tàmbali waaw lu ne di feeñ rek waaw sëriñ bi moom boo àndeek moom mu di la liggéeyloo ci sëriñ bi lu ne day feeñ waaw lu nekk mën na feeñ mën nga cee dem ba doon ci lu ne rek waaw Bouba d'accord sëñ Khadim kañ nga nekk ci keppaaru Serigne Cheikh Béthio kañ nga door ci ñëw ci cant yeeg ñëw daal ci keppaaru sëñ bi waaw man sëñ Béthio maa ngi jébbalu ci moom en l'an 2000 d'accord waaw bi ñuy dugg def na 19 ans ci ren 19 ans ci ren may ñaan mu sax waaw bi may doo ko agsi waaw boobu ñu ngi doo ko dugg ci l'an 2000 février en 2000 waaw laa jébbalu ci sëñ Béthio ci yan condition waaw man nag Serigne Saliou moo ma feeñu ci gént waaw Serigne Saliou moo ma feeñu ci gént la ma boolee ak sëñ Béthio waaw xam naa ni sax bu ñu fi naroon nekk ak antenne bi di indiwaat gént gi mën naa sori waaw ak ni mu demee woon waaye Serigne Saliou moo ma feeñu ci gént moo ma booleeg sëñ Béthio waaw ci laa dem fekk ko mu toog ma jébbal ko sama bopp àdduna ak àllaaxira jëfe ndigalu Serigne Saliou kañ nga yëkkati jàkkaarloog sang bi jàkkaarloog Serigne Cheikh Béthio mu am kàddu yu mu yëkkati wax la ko ci way wi waaw xam nga man daanaka boo xoolee teeluma sax di yëkkati nii ci kanamam parce que d'habitude ci suñu daara yi lañ doon nekk les daara hebdomadaires jeudi voilà nga xam ne ci la ñuy nekk bu ñëwee ni nekk en groupe waaw bu gars yi dajaloowee comme que sama baat tane na ma ne xaaral ma ñamantu commencé di wayantu waaw ba benn bis nag waaw la ma ne naa way boobu maa ngi way benn way bu ñuy wax Boursine Coumba Ndoffène mu nga jowe waaw ma waaw fi mu ne waaw way wi li tax ma way ko Barsina jébbaloon Serigne Bamba Sine séeréere waaw waa Sine raw ngeen Serigne Saliou ne séeréer sin ku fa yeewoo yaay murit boobee sëñ Bamba séere woon ndax keroog ba Barsina ay jébbal Serigne Bamba Sine kenn nattablewul woone boobee Barsina moomoon Sine Serigne Bamba ko naan Barsine warul naa la waaw sa juñu ngi danuy riir ba bi rajana ciy sañ-sañ ba Mbàkke yaa jara doy loo ko xam Serigne Cheikh Béthio xam naa bi nga yëgatee lii kàddu yi ba ca teg ñëpp a daanu ok man la waaw moom teg na ci doy waar ndax nee na waaw nee na ndeysaan mbër feeñ na waaw mbër feeñ na ndeysaan loolu ñu mën a nettali un peu ci sa digganteeg Cheikh Béthio Thioune sëñ Khadim Sène waaw Serigne bi day daanaka moom depuis xam nga boo ma xoolee di nga xam ni 19 ans boo ko génnee samay at li ci des du bëri kon man moom rek laa xam waaw moom rek laa xam waaw te lu nekk defal na ma ko waaw kër may na ma ko waaw
tette ma dimbali ma xamal ma àdduna xamal ma nan la ñuy nekkee ci àdduna xamal ma nan la ñuy ànd ak way jur xamal ma nan la ñuy yoree soxna xamal ma nan la ñuy sampee kër xamal ma nan la ñuy amee jom xamal ma xasaayitu Serigne Touba def ci man bëgg Serigne Saliou waaw daan naa way mu naan cëy ponkal la waaw yenn saa yi mu ne oh jàmbaar la waaw yenn saa yi mu ne cadre la waaw yëngatu waaw daanaka anecdote yu bëri am nañ ko ndax ñun moom rek lañ xam mais am na bu la ci gën a marqué quand même. bon loolu dina jafe ndax daanaka sëñ Béthio moom sama digganteeg moom sama dund lépp ma marqué sëñ Béthio waaw mënuma ci seppi ne bii mooma lépp ma marqué ndax sëñ Béthio dafa nekk jëmm joo xam ne dafa sori si suñu xol ñun waaw soo xoolee soo xamee taalibe sëñ Béthio di nga xam ne dañoo bëgg sëñ Béthio waaw moo tax lépp moo lay marqué moom bu defee ni kolom sax waaw nga daanu waaw bu jógee ba yëngatu ba xool gauche xool droite li may wax ci woy wi naan ko boo waxee ni ndeysaan mbaa nga wax ni waaw waaw xol yi bëgg ni ndeysaan waaw bu waxee sax nga ree waaw bu takkee montram boo ñëwee xool ko waaw da ngay dem ba da nga dul xam ndax da nga ko fan da nga dul xamati waaye daal di nga xam ni daal cofeel dox na sa diggante kéemaan la daal waaw kéemaan la lu waral way gi moom Cheikh Béthio Thioune way gi moom Cheikh Saliou. waaw way gi moom yaatal la un message à véhiculer ngir nit ñi xam waaw li njariñ li sëriñ bi doon ndax sëriñ bi njariñ la indi sëriñ Saliou ñëpp dégg nañ ko mu ne ku dul yàlla saa borom ëpp ma yërmande ci mbindeef yi kon kooku yërmande la indi kon kooku boo koy wooteel jëme ci moom yërmande rek nga mën a wax ndax sëriñ Saliou yërmande la indi toog na fii laylatul xadar 1990 à Mbour mu ne sëñ Béthio bis ni tey ku la gis dem àjjana ku la xam dem àjjana kooku yërmande la indi kon booy wootee ci yërmande nga mën a wootee waaw sëñ Béthio aussi moom yërmande rek la wootee mooy cant gi mooy bég tey bégle te mbég mooy li wóor ndax mosoo dégg ñaar ñuy xeex ñu ne dañoo bég bay xeex mukk ci àdduna loolu amul mbégte rek mosoo dégg ñaar ñu reyante ñu ne dañoo kontaan ba reyante waaw boo gisee am safaan am rek mooy dafa am xol yu àndul waaye mbég moom fu mu ne da ngay gis léegi nit maye léegi million ndax mbég waaw moo tax ngay gis taalibe sëñ Béthio nekk ci sëriñ bi mën na lékkati léegi million joxe ko ndax xol bu set gis ko suukar teen ndax mbég waaw mbég rek waaw gis nga mbég mooy lépp kon sëriñ bi moom ci mbég la wootee moo tax wayi ak cant bég tey bégle ak cant mënoo ko def te bég amu ci dëgg la ak cant tamit yaakaar naa ni ñu koy waxee taalibe bu nekk moom lu ñëw rek ak cant lay doon cant la li dugg ci mim réew sax nekk feebar nekk jafe-jafe ak cant la waaw yéen ñi nga xam ne da ngeen di woy rawatina ñu leen doon xaar ci cant yi di leen doon xaar ci yenn dajaloo yi léegi ak feebar bi moom dajaloo mëntul am mais xam naa ni ñàkkul ci réseaux sociaux yi léegi ñu leen la woo téléphone ne la waa mais doo connecté wu boog am loo may mbokku taalibe yi. waaw ndeysaan waaw loolu tamit ak cant la ndax yàlla moom dina def lu metti waaye du def lu gënul dëgg la Sëñ Béthio moo ñu ko doon wax te suñu xoolee réew mi ni mu demee may massawu waa réew mi te di ñaan ci barkeb Serigne Béthio waaw lii suñu borom fànk ko mu dellu waaw ñëpp nekk ci jàmm waaye mënoon naa gën a metti dëgg la waaw bu ñu demee ba tal lii ba tey rek nga xam ne yërmande suñu borom dugg na ci kon nañu gën a sant rek te bañ a jàmbat ndax Sëñ Béthio daan na ko wax daan na wax naan bu leen ñaxtu di leen sant rek ndax bu ngeen santee yàlla dolli waaw mënul ñàkk nag ay dog-dog am ci yëf yi waaw nit ñi daan ñëw ci cant yi yëngu yeeg yooyu namm yooyu dëgg la waaw waaye léegi da nga connecté wu rek may leen benn Instagram wala Facebook nii nga yëngal waaw xol yi féex am lu wéyale nga dugal vidéo waaw amul benn problème def ay feeb ak i waaw façon mënul ñàkk amul benn problème mais sëñ Xaadim géew gi dafa yaatu ñii ñu ngi ci xaside yi di durus ñii ñu ngi ci cant gi alors lu tax yow tey comme ni ñu ko waxee yow nga tànn way gi parce que xaside yi itam mu ngi fii leneen ak leneen mu ngi fii sëñ Xaadim waaw xam nga du sax man maa tànn way donte xam na nuy tamit yaa nga ca ndax xaside yi moom tabarkaal la ñu ngi ci lépp parce que taalibe Sëñ Béthio moom nunu Sëñ Béthio doon wax naan murid day polyvalent murid day laree waaw ci lu ñu la woo nga dem mais daf ci am nag ay particularité loolu jagle lay doon parce que man du maa ko tànn mais yàlla suñu borom mooy dogal ci nit li mu fi mu war a jaar waaw sëriñ bi moo ma boole si lii di ma ko defloo waaw ma nekk ci ñi nga xam ne bokk naa ci ñi ci gën a ràññeeku ñu xam leen ci waaw sëriñ bi tamit dimbali ma ci moom Sëñ Béthio ci yërmandeem waaw am lu mu def ma mën ko ci waaw donc du man maa ko tànn waaw waaye lu bokkoon ci sama dund la fala budd dama ci waroon jaar ay dogalu suñu borom la. d'accord tey jii yaa ngi ci langue bi Cheikh Béthio moom naam nekkatu fi taxawaay bi lan la. waaw Sëñ Béthio moom
xam naa sax du ma ne nekkatu fi mais dama naan peut-être nit ñi gisatuñ ko ci bët waaw waaye ñun ci suñu pas-pas ak ci lu ñu gëm sëñ Béthio mi ngi fi ndax waxoon nañu ko waaw lu ñu nag loolu suñu ngëm-ngëm la waaw gëm nañ ni sëñ Béthio mi ngi fi ndax wax nañu ne moom mooy Soxna Aïda lépp loo xamante ne nii amoon nañ ko yéene liggéeyal ko sëriñ bi ñu fas yéene mottali suñu yéene boobu suñu digganteeg Soxna Aïda waaw ñun duñu xalaat sax ni sëñ bi nekku fi waaw parce que loolu bokkul ci suñu pas-pas waaw te tamit suñu ngëm-ngëm la peut-être day nekk ay sujets yoo xamante ne nii c'est un peu ésotérique duñ ci mën a nekk di détailler mais gëm nañ ni ba tey mi ngi ak ñun te la preuve en est que affaire bi mi ngi gën a continuer lépp lu nu mënoon ci bu ñuy gis sëriñ bi ci jëmmu saayir tey jii mën nañ lu ko raw kon gis nañ ni ki ñu daan kàttanal ci saayir ba tey mi ngi ñuy kàttanal waaw loolu preuve la bu wane ni kon ñun li nu gëm ni moom mi ngi suñu biir di ñu dimbali ba tey. oui balaa ma laa bàyyi bu baax xam naa ne dina la yëkkati loowaat balaa ñëw tànn ñu terminé. waaw miss tey jii la moo nekk sa projet lu nekk ca kanam mission bi exactement fu mu toll. waaw projet yi moom torkal la mi ngi fi bari na waaw waaye benn jublu rek la ñu am. mooy sunu yéene mooy yërmande ji Serigne Saliou def ci Serigne Béthio àdduna xam ko amul race amul religion amul tarixa Serigne Béthio da doon wax ni day wax ni cant amul xejj amul séen amul kii murit la amul kii tijaan la amul kii xaadir la amul kii chrétien la képp kuy doomu aadama rek boo ko gisee ca cant ga booy bernde ko waaw loolu nag mooy mission bi kon amul xejj amul séen fii ba États-Unis fii ba Angleterre waaw fépp fu nit nekk ci réew mi ak ci àddina bi am nañu yéene ñu xam yërmande ji nga xam ne moom la Serigne Saliou def ci sëñ Béthio parce que yërmande moo fi des yërmande si sa carrière perspective yi lan la ñu mën a xaar comme tey yaa ngi génnee ay single di génne ay morceaux benn par benn lu ñu mën a xaar tey ci sëñ Khadim Sène jubluwaay bi fii ak diir waaw actuellement maa ngi studio di liggéey xam naa ne du yàgg dara dinañ gis ay yeneen yu bees ay vidéo waaw pour gën a am présence ci scène médiatique bi incha allah waaw loolu moom waaw léegi rek yàggatul parce que ñu ngi liggéey waaw bu baax waaw yàggatul woo tax dañ lay bàyyi rek ndax xam naa ne mbokku cantakun yaa ngi jàkkaarloog yow ñi nga yàggan bégal ci ay daje ci ay cant toog ay weer dajatoo ak ñoom nàmm nañu la te itam ñi ngi xaar itam nga bégal leen rek ci lu gàtt ñu def ko tàggatoo rek bu dul tàggatoo ndax daanoo am ñeneen jotaay incha allah waaw jërëjëf kon day Soxna Aïda Saliou Thioune kooku ab sangam da ko may Soxna Aïda Saliou Thioune kooku ab sangam da ko may Soxna Aïda teg ci ab sangam ku fi am moo la jox xéwal ya nga yor Soxna Aïda Saliou Thioune kooku ab sangam da ko may soo ma déggee may waxi may dine daa wuteeg ay may lii régal la lii sañ-sañ yàlla coobareem da la yor Soxna Bëtër Saliou Thioune taalibeem gi may na ko way Soxna Jaa Saliou Thioune ki nangam gi jar naa way kon ataara ba ma ko bambara ya nan ko ay naa ala dayaace ay naa ala dayaace ay naa ala dayaace Soxna Aïda taalibe Serigne Béthio ay naa ala dayaace Soxna Aïda yeesalu Serigne Béthio ay naa ala dayaace jërëjëf suñu Khadim Sène ñu ngi lay bëggee Alla Gassi waaw su jeexee rek jeex na dem nga fi Mali ñëwaat waaw Mali waaw boo gisee lii Mali ndeysaan soxna si bi mu demee Mali bambara yi bi ñu ko gisee yàlla daa dogal ñu am cofeel ci moom dëgg la xamuñu ko sax c'était la première fois mu dem fa ñoom nag ñuy dugg seen biir di wootante naan ay naa allah dayaa ci ay naa di wootante man nag loolu laa jël comme que werekaan day immortaliser ay moment dëgg la waaw loolu laa jël way ko ngir xam ne loolu lu fiy des la ndeysaan di la gërëm sëñ Khadim Sène xam naa du ñàkk dinañ amal yeneen jotaay insha allah rabbi ndeysaan insha allah di la ñaanal ndam amiin kontaan nañu lool jërëjëf bég nañu lool lii nu suñu xarite suñu soppee yëpp jërëjëf Baba bu baa jaajëf Baba jaajëf sëñ Khadim Sène ak ñi di doon seetaan ñu ngi leen di béggee bu baax a baax gërëm nañ ñëpp mbokk yi ci seetaan gi topp gi ak bàyyi xel gi
gërëm ñi nga xam ne ñu àndal ci suba ak léegi jàpp ci liggéey ba lépp mën a yemb rédaction bi jox leen dox daje di benn waxtu 1h bu ci àllandee ci kanam tuuti ak Aminata Ndonka la reine du Njolor ngeen ànd ak moom ci xabaar yi bu ci àllandee ma jox leen dox daje 18h45 ci xabaar yi ci yaatal fii ak boobu ngeen wéy dañu topp ci ITV ndax mbiri ngi ci jërë ngeen jëf ñoon du